maaleykum salaam Babacar nu ngi lay nuyu mboolem ñi ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi ñu doore kook Luc Nicolaï mi nga xamante ni mbirum drogue ba ca hôtel Lamantin Beach bàyyeegu ko ba tey tegaat nañu ko loxo démb ba fii ma nga ca brigade de recherche bu gendarmerie bu Thiès ca këram ga ca Mbour lañu ko fekk ne ko kirtim yóbbu ñaxtu yi ñeel yokkuteeg courant bi préfet bu Dakar tere na mboolem manifester yi ñu namoon a amal tey ci àjjuma ji. Trouble à l'ordre public bokk na ci yi tax Alioune Badara Samb jël dogal bi collectif bi di ñoo lank ñoo bañ ne lank nañu ba tëdd sa naaj wa li préfet bi wax daal duñu ko jëfee daañu manifester ba Samba di ca Demba ndax réew mi réewum ñëpp la ndaw yi jàppal tànk nguur gi moom ne li préfet bi wax daañu ko respecté ndaxte nee nañu daal jàmm gën ay mairie bu Dakar amul problème yi koppar ci jamono ji ay keesam daal daanaka fees nañu dell bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ka ko jiite di Soham Wardini am na sax lu cay tuuru ci li fees toll na ci fukki milliards ci sunu koppar ci fukki milliards yooyu la ñu tibbee juróom-ñetti téeméeri millions ngir defaraat mairie ba tàggat yaram daañu ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne bokk na ci li muy andi démission Saliou Samb nekkoon président bu stade de Mbour xibaar yi aada yi daañu ci ànd ak Ana Rocha li ci yéen kay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye Abdou Thiam moo fare ci machine yi mbokk yi nu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias Luc Nicolaï tegaat nañu ko loxo démb ba tey ci lu ñeel mbirum drogue ba ca hôtel Lamantin Beach moom nag ba fii ma nga ca brigade de recherche bu gendarmerie bu Thiès mu di arrestation boo xamante ni mu ngi xew ñaari at gannaaw mandat d'arrêt bi nga xamante ni cour d'appel bu Saint-Louis moo ko émettroon moom promoteur de lutte bi ñu ngi ko condamné woon sax juróomi at kaso fekk ñaari at la war a tëdd ci juróomi at yooyu le ba tey ci mbirum Lamantin Beach bala woon ci première instance bi nag dogal boobu wala verdictu tribunal boobu mu ngi woon amee ci première instance bi ci atum 2012 Cheikh Anta Diop. promoteur lamb bi di Luc Nicolaï jamono yi nag dañu ko téye ci brigade bu recherche bu gendarmerie bu Thiès daanaka ci guddi gi la am ñenn ci ay jegewaaleem ay xaritam am di jàmmam dikkoon fii ci brigade de recherche doon ko seetsi waaye ñu ci bëri rotal ne mbir mi dafa mel ni dafa méngoog mbirum drogue mi nga xamante ne moom la ñu ko jàppe woon ba tëjoon ko ci kaso ci la amoon nag li ñuy wax liberté conditionnelle waaye homme d'affaires bi jamono yi amoon de benn mandat d'arrêt ginnaaw bi ko cour suprême dëggalee ne dañ ko war a téye ñu fàttali nag bi ñu ko àttee nag dañu ko waroon a tëj juróomi ati kaso ñaari at yoo xamante ne daf koy tëdd loolu lépp bokkoon nag ci mbiram drogue bi nga xamante ne affaire Lamantin Beach la xewoon ay avocat am di maître Bamba Cissé ak Babacar Cissé ñu ngi leen di xaarandi ci diwaanu Thiès ngir ñu nag fekkee jàkkaarloo bu jëkk nag bu muy amal ak ñiy enquête ñu ci bëri nag gis ne jàpp bii de dafa yemook daanaka mu xaatimoon pour mën a tëgg ab combat ci diggante Modou Lo roi des arènes ak Ama Baldé tey jii amateur lamb yu bëri nag di yaakaar ne lii de buñ sàgganul combat bi ñu jàppoon ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin 2020 buñ sàgganul dinañ ko toxalaat. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM rajo askan wi. ñaxtu yi ñeel yokkute courant bi préfet bu Dakar tere na mboolem manifester yi ñu ne mën a amal tey ci àjjuma ji trouble à l'ordre public bokk na ci tax Alioune Badara Samb jël dogal bi ñu déglu ko ay kàddu yu mu dénk sunu naataangooy TFM démb ci soir d'info. Ces deux déclarations signées par 3 personnes. ñaari déclaration yi ñetti doomu aadama ñoom ñoo ko xaatim muy Ousmane Wade Fatima Mbeng Alioune Abou Talib Sow ñu gën koo xam ci Bentalab li ma ciy jaaxal mooy dafa am ñaari manifestation yooyu dañoo bokk daje jàpp naa ni loolu day indi jafe-jafe ndax dañoo def benn déclaration marche ci place de l'indépendance ba ci palais de la République waaye tamit beneen déclaration jëm ci obélisque ba ca RTS ci loolee nag day am jafe-jafe ndax yenn doomu aadama yi mënuñoo dox ñaxtu ci ñaari yoon yu bokkul ñaareelu poñ bi mooy am na menace su trouble à l'ordre public ba tax na motif yëpp daal di nay leer bi ci topp mooy li ñaari marché yooyu di dajaloo loolu it tamit mën naa indi ay jafe-jafe ci dalub askan bi risque infiltration ay nit ñoo xamante ni seenub yéene baaxul ñun laataa ñuy tere benn marche dañuy rek def proposition beneenub yoon. À chaque fois nous proposons des itinéraires alternatifs. kàddu yi préfet bu Dakar Alioune Badara Samb mi tere ñaxtu yi ñu namoon a amal tey ngir ñaawlu yokkute gi ñu namm ci yokkute courant bi kàddu yooyu nag collectif bi di ñoo lank ñoo bañ nee nañ daal engagé wu leen daañu manifester ba Samba di ca démb ndaxte réew mi réewum ñëpp la ci noonu sax la ñuy woote ab ndajeek taskatu xibaar yi tey jii ci suba ndaw yi jàppal tànk góor gi moom ne li préfet bi wax daañu ko jëfee ndax
ndaxte jàmm gën ay Omar Mbow. doxum ñaxtu du am aljuma ji di dëggal préfet bu ndakaaru du pour collectif ñoo lank ñoo bañ waxuma la sax ndaw yi nga xamante ne dañoo fare ca nguur gi mu doon ab dogal boo xam ne Alioune Sané coordonnateur ñoo lank ñoo bañ da koy ñaawlu waaye bu ñu sukkandikoo ci moom tànki dellu ginnaaw du ci am. gannaaw bi ñu defee ñun li ñu war collectif citoyen ñoo lank ci procédure lettre d'information bi ñu jox préfet bi jot nañu benn bataaxalu préfet. c'est-à-dire arrêté bi nga xamante ni day interdire rassemblement citoyen pacifique bi nga xamante ni peuple sénégalais bëgg na ko amal ca place de l'indépendance incha allah vendredi bii nii 9h bu soobee yàlla amal nañu conférence de presse. bu fekkente ne waa collectif ñoo lànk ñoo bañ dañoo bëgg teg ci suuf dogal bi nga xamante ne préfet bi jël na ko ndaw yu fare ca nguur gi ñoom nangu nañ ko Youssouf Niang mi yore seeni kàddu. mais kilifa gi nga xam ne moom mooy le préfet du département de Dakar woo nañu ci suba jox ñu signé benn procès verbal bu ñuy wane ne marche bi nga xam ne façon nañ ko yéene def. dootul mën a nekk ndax nanguwu ko les jeunes boucliers de la République de Dakar. ñun tam ñu nangul ko. coow ji bon lool aljuma ji ci ñaaru doxum ñaxtu yu waroon am fale ca place de l'indépendance diggante waa collectif ñoo lànk ñoo bañ ak les jeunes boucliers de la république ci aljuma ji benn doxum ñaxtu rek moo nar a am su fekkente ne bàyyiwuñ ko muy waa collectif ñoo lànk ñoo bañ. boulanger yi nekk ci banlieue bu Dakar moom ne ñu ci aljuma ji daañu amal ab doxub ñaxtu ngir ñaawlu yokkute njëgu courant bi ndaxte dañoo jàpp ne ñoo ciy gën a sonn ndax la ñuy liggéeyee courant dafa bari lool ba tax na ñuy sàkku ci autorités yi ñu xoolaat mbir mi ñu ne bu lii wéyee nag daanaka seen activités yi daanaka léppay taxaw Ibra Cissé di ñaareelu vice-président bu regroupement boulanger yi nekk fii ci Sénégal ay kàddoom ci micro Salif Sow. marché bi ñun la gën a concerné parce que borom kër gi su fayee 5000 francs facture courant ñun danañ fay 50 000 wala 60 000 parce que dugal tarifage la ñuy def guddi gi lañ koy affecté te boulanger guddi lay liggéey kon ñun ñoo gën a pare pour dem ci marché bi ñun ñoo ko waroon woote sax jamono jii ci gannaaw am na yu ñu fi doon wax boobaak léegi dara sottiwu ci léegi nag dañoo sonn parce que farine bi wàññeekuwul kilo mburu bi yokkuwul te 4e format bi ñu doon wax 4e format bi fi la nekkoon ëpp na 20 ans fii jéeg la doon tudd jéeg la tuddoon mos ñu ci gis suñu bopp beneen bi ci réglementation bi ñuy wax arrangé wu leen ñoom mais dañ ko waxoon pour dugg ci yëf yi kese beneen bi ci des mooy électricité bi mi ngi nii yokk na bërki dem ñu ne 10% c'est pas 10% mi ngi yokk 30% parce que courant fay 80 000 francs da nga fay 116 000 francs. mu nekkoon Ibra Cissé di 2e vice-président bu kuréel gi dajale boulanger yi nekk fii ci Sénégal ci jamono ji ñuy mbàbb Senelec nag la njiitam ànd ak ministre gi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie demoon fële ca Fatick ngir dalloo fa ab centrale solaire mu ngi nekk ci Ilia mu dip infrastructure yoo nga xamante ne ñu ngi ko defar ci kaw coopération bi dox diggante Sénégal ak Allemagne loolaa tax nag askan wa daañu am courant nu mu leen soobee Aminata Goudiaby. gox yi nga xam ne nag ñoom la ñu baaxee ñeenti centrale solaire yu mucc ayib yooyu commune yu Dionewar la Bassoul Djirnda ak itam village bii di Bettenty féete ci commune bu Toubacouta ñi nga xam ne nag ñoom ñu dëkkee ci zone insulaire yooyu nag fi mu ne daañu am courant 24 heures sur 24 ba fi mu ne nag demeewul woon noonu Mouhamadou Makhtar Cissé ministre du pétrole et des énergies. programme bi ñu def ci île yi ba courant bi dootul daggati ngeen koy am bés bu jot suba ngoon bu dégg bëccëg te yéen courant bi ngeen am bi sax su ma yaboo ni bari na dëkku taax yu ko amul yéen nag seen courant su jant bi jógee jox leen su jant bi suuxee batterie yi jël su batterie yi daanoo machine yi jël donc yéen ala kulli haal yàlla mën na def courant du mës a coupé ci île yi loolu nag président de la république wax ci île yu wër nekk ci gox bi yëpp yu amagul yëpp objectif bi mooy nu yaatal ko. li ñu defaral nag askan yi nga xam ni ñoom ñoo dëkk ci île du Saloum yi mu ngi bokk nag ci programme boo xam ni dañuy gën a fulaal li nga xam ni moo di énergie renouvelable ñu ni sax ay centrale hybride ak itam ay centrale solaire fi mu ne tabax nañ ko ci yeneen gox yu Sénégal Pape Demba Bitèye moom mooy directeur général bu Sénélec. Ce programme comprend. programme bi bokk na ci itam ñetti centrale hybride solaire diesel yu ñu war a tabax ci Goudiri Kidira ak itam Médina Gounass dañu gën a bëgg dooleel énergie renouvelable yi loolu nag dafay laaj ñu gën a yokk tabax centrale photovoltaïque yi connecté leen ci réseau Sénélec bi programme bi ñu leen di xamal ni 38 millions d'euros lañ ci dugal 34 millions yi nag république allemande ñoo ñu ko jox. ci commune bu Dionewar nag la ñu tànnee woon ngir defee fa cérémonie d'inauguration centrale yi nga xam ne moom la ñu tabax ci île du Saloum yi nit ñu bëri nag daje woon fa ba tax na mbir mi xumboon na loolu Aminata Goudiaby Fatick FM. Aminata Goudiaby doon naa leen ko junj ci bopp xibaar yi mairie bu Dakar amul problème yi koppar ci jamono ji ay keesam daanaka fees nañu del bu ñu sukkandikoo ci kaddu yi ka ko jiite di Soham Wardini am na sax lu cay tuuru
10 milliards yoo nga xamante ni daal ne ñu excédent la ci 10 milliards yooyu la ñu tibbee lu toll ci juróom-ñetti téeméeri millions ngir defaraat mairie ba ca boppam koppar yooyu nag lu ci ëpp mu ngi tukkee ci patente yi nga xamante ni jox nañu ko mairie ba ak lii di sel bi nga xamante ni jot nañ ko mu di contribution économique locale ñu ànd ceeg Ndate Diop. koppar yooyu tàbbi ci biir gafaka bu mairie bu Dakar dina nekk loo xam ne nii dina tax kër gi noqiwaat bu baax a baax di loo xam ne tamit dina tax kër gi am yaakaar bu baax a baax ci atum 2020 mi di ñëw Soham El Wardini. parce que fi mu nekk nag patente 2018 bi ak 2019 bi yëpp jox nañ ñu ko ma ci profité di remercier services financiers yi nga xam ne accompagne ak percepteur Dakar le DG du Trésor le ministre des Finances le ministre de l'Intérieur le chef de l'État qui avait donné des instructions mais maintenant je pense que y aura une bouffée d'air dana tane daal danañ mën a noyyi te at bii ñu jëm xëy na xaalis yooyu bu ñu ci jotee ci suñ kees yi bu ci duggee danañu mën a def lu ñu bëgg ci Dakar. ci googu ëllëg gu rafet gu muy séntu mairie bi di door defaraat bërëb ba moo taxit ci jamono ji ñoo nga ca building communal. mairie bi xam ngeen ne tuxu nañ léegi ñu ngi building communal parce que dañuy defaraat fii dafa xaw a màgget tuuti am na beneen bâtiment bu ñuy def fii ci gannaaw itam. juróom-ñeenti weer lay yor boo tax ñu génn yaakaar naa ne fii ak décembre prochain xëy na danañ am mairie bu bees boo xam ne danañ ñëw feete ko fi ngeen ñëw ak ñun dellu si waat 800 millions mu à peu près moom lañ ci def at daal moo gën a wóor 9 mois lañ ñu wax waaye nañ jàpp rek ne dañ fa toog benn at après ñu dellu si. wàlluk tali wàlluk électrification wàlluk pavage waaye tamit gën a ñoŋal lii di cadre de vie bi ci Ndakaaru di yenn ci ay priorité bu municipalité bu Ndakaaru conseil municipal bi ñu ubbi ci alxemes ji daañu ko wéyaleel ca Saly foofa ñu fay waxtaanee yoon ak xàll yi nga xam ni moom la ñu jooyal jëmal budget bu 2020. Ndate Diop mairie bu Dakar ne am na koppar ba mu doy uteek yenn mairie yi. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. waruñu fi jëlee li nga xamante ni moo di quotaay ñeel gros porteurs yi waaye ñu xoolaat anam yi nga xamante ni noonee la ñuy séddale jiw yi loolu moom mooy xalaatu njiital conseil d'administration bu Sonacos SA di it njiital club sénégalais émergent Youssouf Diallo ne dogal boobu daal mën na tax ñu gën a ñoŋalaat lii du mbéy mi waaye it xoolaat ci yan yoon la ñuy jaar ngir mu gën a dëgër Youssouf Diallo ay kàddoom ci micro Abdoulaye Diop. affaire gros producteurs yooyu quota yi defe naa ne li réew mi laaj du mooy ñu dindi gros producteur réew mi li muy laaj mooy nañu sellal jaarale ci yoon leeral mbirum ndimbal yi nga xam ne nguur gi daf koy jël di ko def ci àll bi nag dafa am catégorie ñetti catégorie dafa am baykat bi nga xam ne dafa néew doole dafa am baykat bi nga xam ne dooleem dafa diggu doomu dafa am ñi ñuy wax baykat yu mag yi ñooñu ñooy gros producteur te ñooñu nag ñi ci gën a ràññooy ko mooy sëriñ si tey jii boo jëlee production bi lu ëpp genn wàll gi daanaka ci ñooñu lay jóge kon nag xalaat bu mel noonu war nañ ci def ndànk waaw li nit ñi di laaj du ñu supprimer gros producteur mais li nit ñi di laaj mooy na jaar ci yoon na leer na sell parce que yow suba supprimer que mën na am d'abord ay conséquences ci production bi mën na am ay conséquences ci wàllu social parce que sëriñ si ngay gis yëpp ñi ci ëpp ay nit la ñuy dimbale la ñuy jox ay kii jiw ñoom la ñuy jox ay engrais ñoom la ñuy jox kii di leen dimbale waat donc mesure boo koy jël da nga koy seet ci dimension yooyu yëpp balaa nga koy jël parce que mën na nekk saafara bu jur ngaañ te incha allah ñun bëgguñu nag ñu dem ci lu mel noonu. mu nekkoon Youssouf Diallo kaddu yi mu ngi ko yëkkati démb ci bi ñuy amal édition bu njëkk ci jeudi du CSE mu di conseil club sénégalais émergent ñu wax ci wàllum horticulture mbéyum dër gi nga xamante ni nag am na ay résultats yu baax. ci atum ren ji bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Macoumba Diouf moom mooy njiital horticulture nee na ci wàllu fruits yeeg légumes yi moom bu yeboo sant yàlla ndax am nañ ci lu am solo ñu teewlu ko moom docteur Macoumba Diouf kàddu yi mu yëkkati démb ci ngoon dénk ko kii di Oumar Mbow. mbéyum horticulture mooy ndaanaanu mbéy mi benn yokk yi ñu ci am daanaka amuñ ko ci yeneen mbéy mi yokkute bi diggante 2012 ak ren daanaka lu manqué million ba ci million yu teg téeméeri junni daanaka te li ñu ñor la loolu mandarga la ñaareelu mandarga li ñuy jaay bitim réew juróom fukki junni la woon ak juróom benn ñu ngi ci ren wala boog daaw ci téeméer junni ak ñaar fukki junni ak ñaar mu yokkute bu rëy ndax day indi koppar ci réew mi pomme de terre 2012 dañ ko doon jéggaane bitim réew yëpp luñ ci xewla woon rek bitim réew la 2018 juróom-ñetti weer pomme de terre bu ñoree fii la ñu xewloo soble même chose juróom-ñetti weer carotte juróomi weer
waaw mais loolu boo ko xoolee da ngay gis ne te amu ci benn ci yooyu bu kiloom yees ñaar fukk ak juróom léeg-léeg mu dem ba juróom benn fukk wala juróom ñaar fukk mais loolu kan lay jëriñ Sénégalais yëpp di tax ma ne Sénégalais yëpp dina jël ki koy béy borom tool bi surga yi fay liggéey kii jëlee soble bi ca tool ba yóbbu ko ci marché yi grossiste bi détaillant bi ba ci soxna si nekk ci këram Castor lal fa table di jaay ay légumes gis na ci bopp beneen bi mooy ñi ciy am ay xëy bari na benn hectare bu nekk rek buñ ko béyee juróom benn nit mën nañ ci liggéey te bu ñu jaayee ku nekk gis sa bopp. Cheikh Tidiane waaw Barthélémy ñu dem ca Mbour. waaw ca Mbour foofu moom mën nañoo jàpp ni équipe bi nga xamante ni moo di stade de Mbour jamono gi ñuy wax ak yéen amatul président ki nga xamante nag moo fa nekkoon président ci atum 2010 ba léegi di Saliou Samb di ki démb nag dafa tekkil boppam nombal tànkam moom nag waxul ana lan moo tax mu daal di démissionné waaye ci ay xibaar yi nga xamante ni daal taataan nañ ko bokk na ci tuuma yi nga xamante ni daal ñu ko ciy tuumal ci lu jëm ci wàllum gestion équipe bi ak i ñoomi seen bokk na ci ñooñ li ñi nga xamante ni daal daanaka équipe bi ñoom ñoo ko daal di taxawal daal di contre anam yi nga xamante ni daal noonu la gérer googule équipe di Stade de Mbour lu ci mënti am rek jàppale ni moom mi nga xamante ni moo di Saliou Samb kon bokk tekki na boppam nombal tànkam ci équipe boobule di Stade de Mbour di club bu Ligue 1. leneen li nga xamante ni dañ koy waxtaanee ci xibaar tàggat yaram yi di geneen équipe nekk ci Ligue 1 bi jamono gi nag di doxal ndax moom moo féetee ci bopp raw gàddu gi moo di Dakar Sacré-Cœur ñoom nag seen mbébét bokk na ci ni jël li nga xamante ne daal moo di championnat yi wala lu mu gàtt-gàtt bokk ci équipe yi nga xamante ni bu saison bi jeexee danañ leen daal di lim ñoom nag daal nañ yëkkati yooyu le kàddu gannaaw accord bi nga xamante ni démb ñu ko doon xaatim ak benn structure ngir daal di leen jàppale ci mbirum sponsoring ñaan sek soda ca Dakar Sacré-Cœur dafa daal di changé entraîneur ci saison gi ñu nekk mu ne woon entraîneur adjoint ci saison gi weesu Assane Fall nag léegi moom mooy coach principal bi ñu gis itam ni effectifu Dakar Sacré-Cœur am na coppite yu bëri. lu tolloog fukk ak juróom jóge nañ fi ci effectif bi ñi principalement xale yi lañ fi gën a bàyyi cadre yi ñu yoroon ñu bëri nekkatuñ fi pour des raisons diverses ay xale yi lañ jël tey di leen footballoo tey bëggoon nañ tamit xale yi nga xam ne ñi formé ci club bi ñiy joué xam ne que tamit liggéey bi ñuy def ni tamit am na fu mu toll du man rek am na ñeneen nekk suuf ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si jàpp pour que loolu mën a am. ñaari victoire ci ñaari jongante yi mu amal ci ndorteelu championnat bi tax Dakar Sacré-Cœur daal di nekk ca bopp classement wu Ligue 1 ak juróomi but yi nga xamante ni dugal na ko te encaissé wul dara entraîneur bi nag di joxe xalaatam ci championnat gi. championnat bi ni mu ko mën a analyser mooy am na équipe yu génnagul am na équipe yu mag yoo xam ne yu génnagul kon am na ñoo xam tamit bu ñu génnee tamit war nañ mën a dëggal seen bopp comme ñun nii ba wala mën nekk fi ñu nekk wala nekk ci position bu baax. waaw championnat bu xaw a métti la parce que am na ñoo xam ne il faut ñu génn te dinañ génn. Assane Fall àdduna jëmale itam ci ñàkkum infrastructure gi waaye itam le fait que ñuy dem ba ca banlieue dakaroise bi ngir di fa dalal saison gi ñu génn nag Dakar Sacré-Cœur ci ñetteelu place ba la mujjee woon waaye at mii ñu nekk bu ñu sukkandikoo ci kii ñu tàllal suñu micro Dakar Sacré-Cœur bëgg na def lu raw lu jëm ci ñetteelu bëccëg gi ñu jëm nag club bu Dakar Sacré-Cœur dina dem ba ca njaareem bu Géejawaay ngir jonganteeka AS Douane. Sode Thiam jërëjëf ñu daal di waxtaane wàllu football ba tey ak fédération sénégalaise bu football bi nga xamante ni daal na jox ay koppar yu xaw a takku lii di club yeeg ASC ak képp ki nga xamante ne daal yaa ngi yëngu ci wàllu football te mu doon maanaam ci njiitalam lu tollook fukki maanaam téeméeri million ak fukk ak juróom-ñett si suñuy koppar la ñu daal di génne kon boog jox ko club yeeg ASC yeeg yeneen structures yi loolu nag di ab ndimbal bi nga xamante ni daal dañ ko daal di jagleel yooyu les structures ngir mën leen permettre kon bokk ñu mën a amal saison ren gi ci anam yi nga xamante ni mooy yi gën loolu nag di ab dogal bi nga xamante ni fédération sénégalaise bu football jëloon na ko juróomi fan ci weeru décembre bi gannaaw ba ñu doon amal lii di seen comité exécutif kon bokk mu mel ni ki ci lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram fii la ñu koy daal di yemale laata rek ñuy daal di jébbal lenge yi ki nga xamante ni moo di Barthélémy Ngom mu daal di wéyal journalam gannaaw bu fukki simili ak juróom-ñett daal di bootu ci juróom-ñetti waxtu ci suba Barthélémy. waaw Cheikh Tidiane ba tey démission Salif Samb. fële ca Stade de Mbour. waaw. moom ñi nga xamante ni moo di dirigeant yi ak supporters yi. daal dinañu amal benn réunion d'urgence. yaakaar démb. waaw démb sax réunion bi dafa xaw a yéex a pare. waaw daa guddee pare. kon dañuy daal di dem ba foofu ànd seeg Abdourahmane Diallo. acca
ginnaaw juróom-ñeenti at ci bopp stade de Mbour njiit bi daal na bàyyi. samay doom ñu ngi màgg Facebook bi lu nekk lañ fay wax tout ça parce que seulement je suis le président du conseil départemental de Mbour te ñun ñëpp dañoo am ay velléité pour jël maire di Mbour bi di yàq ay der di wax rek loo xam ne dara amu ci à un moment je me dis que naa bàyyi équipe boo xam ne ñëpp ko moom mais du teree man en tant que doomu Mbour koo xam ne yàlla may na ko as tuut stade de Mbour du ma ko seetaan mais responsabilité du ma ko amati lu ma ci mën a def sama alal dinaa ko ne di ko ci def. Saliou Samb di xamle ni lépp li nga xam ni def na ko wala amoon na ko ci club bi bàyyil na leen ko. c'est vrai que sax def naa ci 900 millions am naa ci ay parts yëpp te ñoo ma waxoon ne jël ko ay parts ñoom en assemblée générale ñoo toog ne ma président dox nañ la 80% des parts du stade de Mbour mais malgré ça. ki fi nekkoon njiitu stade de Mbour di xamle ni ci juróom-ñeenti at yi bilan bu baax la ci def. ba mu nekkee deuxième division laa ko jëlee andi ko ba mu gagné coupe jox ci ay moyens bis boo xam ne kenn amu ko fi jox ci taxawaay boo xam ne stade de Mbour boo gis xam ne équipe bi am nañ ay moyens derrière manqué wuñ dara avec un budget de presque de 120 millions boo xam ne 15 millions la maire bi di jox li des yëpp yaa ko jëlee sa poche en bénévolat di xañ sa famille di xañ sa bopp. Saliou Samb di xamle ni fi mu ne ni liggéeyam ak njabootam la fas yéene tal RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. waa kay mi ngi noonu Abdourahmane Diallo doon indi ay leeral ci mbir moomule di démission Saliou Samb ci bopp club bi di Stade de Mbour du ci mënti am rek jàppal leen ni danañ ci dellu ci nu mu gën a yaatoo si suñu yeneen jotaay xibaar bu fekkente ne am na lu bees li nga xamante ni rusali na ci mbir moomule. aywa yeewi naa la. waa kay léegi mën nga dem toppatoo leneen. waaw acca doxal. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu tàbbi ci xibaaru aada yi dalal ci Anna Rocha. Comme président de la République, vous faire mise à Dieu. maa ngi leen di nuyu mbokk yi tey jii fukki at ak juróom-ñett gannaaw bi Léopold Sédar Senghor génn àdduna waa manufacture des arts décoratifs bu Thiès fas yéene ko sargal jaarale ko ci ab exposition soxal ay tapisserie yoo xamante ne ci manufacture boobule lañ ko defar exposition bi ci monument de la Renaissance lay amee ñu fas yéene itam ci fësal yenn pàcc ci discours inaugural bi nga xamante ne moom la dem ci yàlla Léopold Sédar Senghor yëkkati ñeenti fan ci weeru décembre atum 1966. jamono yooyu musée des civilisations noires moom mu ngi woyal di màggal at bu njëkk biñ ko taxawalee samedi ji mooy am rencontre scientifique yu mujj yi laata loolu nag ay intellectuel daal dinañ ñëw waxtaan ci li soxal unité africaine bi Mamadou Oumar Ba moo ñu teewaloon ci boobule ndaje. xalaat ci nu réew Afrique yi di mbooloowe doon benn loolu nekkoon solos ndaje bi professeur Boubacar Bari bu IFAN moo nekkoon modérateur bi. jàpp naa ne li ñu war a booloo loolu lu am solo la ndax luy baax ci ñun la Afrique warul des ci xaajaloo gi comme ni mu nekkee wax nañ ñu ni ñuy jëfandikoo suñu kàllaamay réew yi jëmee ko ci kàllaamay colonial yi loolee dañoo war a yem. bu weesoo frontières yi làkk yi ak aada yu wuute yi Afrique mën nañ doon benn loolu di gis-gisu professeur Mamadou Diouf jàngalekat ca université bu Columbia ca États-Unis. on construit l'unité dans la diversité. mën nañoo booloo ci wuute du rek dañoo nduroo dañoo war a ànd mën nañoo ànd dafay fekk ne dañoo war a ànd li gën mooy ñu am programme boo xam ne dañu fexe ba ñëpp ku ne di nangu lu ko ñan ki doon loolu mooy lu gën. ensemble parce que c'est mieux. Assane Faye étudiant la responsable section histoire géographie bu FASTEF moom rafetlu na thème bi ndax njëriñam. Afrique pour mu mën a dem dañu jàpp ne Afrique dafa war a retrouver mu nekkaat Afrique boppam te pour mu am dañoo war a booloo nekk benn. rencontre bi mujj 21 décembre lay am ay borom xam-xam ñooy tase ca musée des civilisations noires ngir xalaat ci diine ak société Souleymane Bachir Diagne mooy ibbi waxtaan yi. panel bu njëkk boobee dina tàmbale bu 10h30 jotee ànd ci ak itam Abdoul Aziz Kébé nekk commissaire général ci aji màkk gi démb nag Toubab Dialaw mu ngi doon tàmbale juróom-ñeenteeli édition festival rythme et forme du monde association pour la promotion et le développement durable bu Dialaw moom moo ko taxawal dañ si dellu si incha allah ni mu gën a yaatoo ak suñu correspondant Abdou Diouf Diagne di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg kon incha allah ci seen magazine xalam.